di nuyu di ziar. aja mi ngi noonu lii mooy indi symbole Serigne Mbaye Sy Mansour di si teg sunu wayjur Serigne Pape Malick Sy di porte parole Mame Seydi Hadji Malick Sy di nuyu njaboot Mame Seydi Hadji Malick yëpp di nuyu madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane di présidente conseil d'administration bu hôpital Dabakh Malick di nuyu la directrice de l'hôpital di nuyu monsieur le maire El Hadji Malick Diop di nuyu honorable député Cheikh Tidiane Diouf di nuyu honorable député Sokhna Assoukane Sall di nuyu sunu frère Yélamine Goumbala di nuyu ñi nga xam ni tey ñoom la ma yàlla boole ma ànd ak ñoom di yëkkatandoo tegandoo muy le mouvement ànd defar di nuyu mouvement ànd defar bu Mboro te ami topp nekk ci jataay bi ànd ak la muy joxte ak Mbaye Guilé di nuyu communicateur traditionnel yi di nuyu la presse di nuyu waa Tivaouane yëpp di am mbégte ñëw tey bokk ak jataay sunu sœur di madame la présidente Seynabou Gaye Touré madame la présidente ñu ngi lay nuyu di la feddalewaat suñu kóllëre ci yow di rafetlu aussi vraiment sa kàddu yi nga xam ni wax nga ko et c'est pas la première fois nga yëkkati kàddu yu mel dama ko di ko jëmale ci man te toogoo ci biir néeg wax ko toogoo ci biir bureau publiquement nga koy wax donc loolu ñu ngi lay sant di la gërëm madame la présidente yow li ñuy wax rek mooy jigéen nga waaye jigéen ju mën góor nga ndax da nga am yéene ci Tivaouane comme ni nga waxee moom bi la monsieur le maire woowee ni la hôpital dañ ubbi hôpital Tivaouane nga jël ay lal dugal fi te boobu politico yaa nga nekk ci bitim réew loolu dafay wane ni am nga bëgg-bëgg ci Tivaouane et damay faral di wax des fois nit dañu ko dénk ndomba tànk mais war nañ poser la question avant ñu koy dénk ndomba tànk bi lan la def pour dëkkam et je pense que yow madame la présidente wane nga ni bëgg nga Tivaouane politique taxul nga bëgg Tivaouane benn bis topp dafa am yéene ci hôpital bi ndax fan yële passé dafa ma woo téléphone def na ay mois bëggoon def benn téléthon pour lever ay fonds pour hôpital bi ñu waxtaan ci ma adhéré am samay xaritam boole ak ñu ko woo leen te keroog bu yàlla defoon tey xëy na mu teg plateau di demander ci daf naa la mu fay lever dina mën a dimbali suqali hôpital bi donc xëy na ay mbir moo tax ba loolu taxawul mais mbiram war la ko ñi nga xam sa yéen bu baax a baax sa taxawaay ci Tivaouane donc ñu ngi leen sant di la gërëm. donc ñu ngi jiital ci nuyoo bi monsieur le maire Diagne Sy Mbengue honorable député Astou monsieur le maire di nuyu le donateur Abdoulaye Ndiaye Ngalgou di nuyu aussi Yélamine Goumbala donc ñu ngi teew tey pour recevoir un important don en matériel bi nga xam ni monsieur Abdoulaye Ndiaye Ngalgou moo ko jox le centre de santé de Tivaouane donc ñu koy rafetlu lu bëri bëri cant bi am na fu mu commencé wante amul fu mu yem donc wax nañ ko ni circonstance bi ni mu demee la rek wante sinon mënoon nañ ko dinañ ko doon teeru à hauteur geste bi nga xam ni defal na ko centre de santé et ce n'est pas une première ndax commencé woon na réflexion maternité bi te il a fallu ñu solliciter ko et puis sans aucun protocole mu ñëw liñ ko waxoon lépp mu def ci te pratiquement amu ci benn coow ñu ngi ko koy ci santé di ko gërëm au nom de tout le personnel ñu sollicité waat ko ci leneen et immédiatement aussi avec promptitude bi ñu ko xamee célérité bi ñu ko xamee mu taxawaat ci ba matériel boobu la indiwaat tey boole ci aussi un chèque de 2 millions boo xam ni jox na ko comité de développement sanitaire bi donc au nom de tout le personnel ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm te wax ko ni c'est vrai que collectivité territoriale bi nga xam ni monsieur le maire ci loxoom la ko teg dafay ñëw jàppale ko ci loolu donc ñu ngi ko ci sant. bi nga xam ni moo yore poste bi fii liñ bëgg nag visite bi demee ko mooy ñu xool d'abord li nga ñu dox parce que dañ ko teg noonu en attendant xaar réunion comité bi pour réceptionner ko def ko ci PV yi wax ko nit ñi lii kat lanu Abdoulaye Ndiaye Ngalgou defal ci poste ci poste de santé bu Médine bi. poste bi nag bu ñu gisee ni mu configuré wu nii lii mooy poste bi logement bi ma nga nële ci ginnaaw logement ICP bi moo nekk fii ci biir boo duggee noonu
xëy na nag ak dayoo Tivaouane ni mu toll bu nu amee poste mel ni mu jël 19 quartiers ak une population de 16 000 habitants kon poste waroon naa ëpp. nuyu ñi fi teew ñëpp di nuyu nag bu baax a baax suñu frère suñu xarit Abdoulaye Ndiaye Ngalgou bi nga xamante ni tey jii moo foorat bés bii ma nuyu ko nuyu ñi mu àndal ñëpp Pape Moussa nee na mi ngi ànd ak avec le maire Malick Diop ñu ngi koy nuyu maa ngi nuyu l'honorable député Astou Kane Sall di nuyu ñi mu àndal waaye nag su ma ñëwee fii fekk fi sama jigéen Mame Ngouda Taxa ma koy woowee Frangine maa ngi koy nuyu di nuyu également suñu frère Mogor Ndiaye di nuyu ñi fi teew ñëpp tey jii bala may ñëw ci matériel bii nga maye nga xam bi ma koy jël si dama woo sama cabinet le premier adjoint au maire Massamba Diagne Ale Bey Sakho Ndiaye Maysa Sall biig ma ni leen dama bëgg ngeen laajteel ma forme organisation bi naka la demee parce que bu dee cérémonie bu mag la Ablaye du mobiliser waa Tivaouane maa leen di mobiliser ñu ñëw taxaw ni ko merci ñu ni ma déedéet ci couloir ba lañ koy defee dañ ko dëgg a def benn cérémonie bu sobre lii nag Ablaye day confirmer benn waxtaan boo xam ne maag yow seqoon nañu ko te booba duggagoo ci langue politique gi man maa ngi ciy soog a dugg nga ne ma man day Tivaouane yéene naa fa ñëw def fa lu mag a mag ndax dama yaakaar ni lépp loo xamante ni Sénégal mérité na ko Tivaouane la gën a yaayee nga wax ma la ko wundu yëpp loolu moom dina leen ko confirmer yàlla di def ni man maay maire dëkk bi kon ku fi def dara mën nga ko defal lii nii du ñu jàpp rek ni que c'est un geste banal déedéet parce que ku ne xam na ni valeur bu toll ni lii nga xam ni Pape Moussa wax na ko léegi ku ko jël def nga ko ak yéene ndaxte dañu wax ni santé compétence transférée la district sanitaire bi municipalité ak état lépp ñoom la war ci fii tey biñ ma waxee ni matériel bi muy maye am na machine échographie dama cee kontaan ndax xam naa bés ba ma woowee docteur Camara ni ko tey jii lan mooy seen soxla dëgg-dëgg loolu la ci jiitaloon teg ci groupe électrogène buñ ciy dox sotteegul nag suñu frère ñëw ni ñu toog leen noppal naa la nga doon uti non seulement indi naa ko mais indi naa lu ko ëpp tey jii yàlla xam na ni tey bés bi waruma fi woon a fekk wante dama ni loolu man si sama bopp may déplacé wu ñëw jël ko au nom des populations de Tivaouane ni ma ko Ablaye waxee woon mais aussi remercier ko au nom de toute la population tivaouanoise. dalal Ablaye Ndiaye Ngalgou ak délégation bi mu àndal yépp ñun xalaatuñu woon sax ne nii lay toll nekkoon ñu defar bâche parce que dañu defe ne woon affaire bu yem la loolu xam naa ne loolu la gënoon bëgg moom tamit waaye nit moomul boppam donc looloo tax tamit xëy na ñu defee ko nii mais bu fekkoon ni préparé nañ ko kon xëy na fële la ñuy tànt fi ñuy tànt d'habitude def fa li sa war ak peut-être Covid bi tamit moo waral lii yëpp mais ñu ngi jéggalu si réception bi nga xam ne xëy na mënoon na fi gën a di gërëm président du conseil d'administration du président conseil départemental nga xam ni moom moo yooyoo don bi parce que moom mooy d'ailleurs texte yi lu mu wax mooy don moom moo koy recevoir joxaat ñu ko donc tey bu jàppee si ba lii egsi dañ koy sant di ko gërëm te defe naa bi mu ñëwee si hôpital bi ba tey yore ko gis nañu yokkute hôpital bi tamit ndaxte fépp fu mu mën a jàpp dafay jàpp indil ñu donc ñi ngi rafetlu loolu di leen gërëm di leen sant di wax ne matériel bi Sakho jot na ci wax lu bari mais man dama siy jukki tuuti rek di wax ni ñun déjà bu ma leen wonee suñu dossier cahier de charge yi nu nekk di defar échographie daf ci bokk endoscopie daf ci bokk endoscopie bi déjà ñi ngi doon wax ñun amuñu njëgam sax mais dañ doon wax ndax dañu wut deuxième mai ndaxte tellement prix yi ñu yomb yi ñu gën a tuuti bi ñu envoyé bu gën a yomb te deuxième mai la woon 12 millions la donc pour vous dire que ni lu rëy la ñu defal ñun te dafa nekk soxla boo xam si je pense que ça fait presque 1 an médecins yi ñu ngi ñuy topp
pour ñu wut ko pour ñu renforcer ko bi ñu fi yore médecin moo ko moom di indi di ko jëfandikoo pour hôpital bi ñun tamit moom tamit ñu profité ci occasion bi gërëm ko sant ko donc matériel bi amul fii tey lu ngeen fi indi loo xam si nekkul lu hôpital bi soxla woo dafa mel ne suñu projet yi ngeen gisoon parce que actuellement nii dañu bëggoon balay le 1er juillet ñu ubbi 5 cabines au moins individuelles équipé ko def fa télé def fa frigo bar def fa lépp nga xam ne au moins bu nu amee ku bëgg dem première classe ñu mën la téye foofu parce que gis na ni loolu dafa manqué woon aussi ci hôpital bi ngeen indil ñu ay drap yu bees tàkk indil ñu téléviseur indil ñu climatiseur loolu defe naa dafay yokk da ngeen ñu dafa mel ne daal suñu projet lañ leen soumettroon ngeen jàpp ci pour ñu réaliser projet bi donc dafa mel ne daal gis da ngeen gént suñu gént ngeen gis yàlla na ko yàlla eggale te yàlla nañ dund ba defar yooyu yëpp ba ngeen ñëw fi seen xol gën ci sedd parce que tamit loolu la matériel di jëriñ matériel indil la ko nga xam ne matériel bi doo ko tëj dès demain déjà dina am yoo xam dinañ dugg ci service yi je pense que loolu moo lay wonal ni le besoin était là donc ñuy gërëm di sant rek yal na yàlla mottali de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, monsieur le docteur Sakho, en même temps président du comité de réception des dons, je dirais, monsieur le maire de Tivaouane, parce qu'il n'y a pas d'ancien maire, maire un jour, maire pour toujours. Mon frère que j'appelle affectueusement Borom Diangou bu rëy bi, il sait pourquoi. Mesdames et messieurs, qui avaient l'amabilité d'accompagner notre frère, M. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, M. Abdoulaye Ndiaye Ngalgou lui-même, ñu ngi lay nuyu. M. Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, ñu ngi lay nuyu, l'honorable député. Di am mbégte Ablaye ci geste bu rëy bi nga def. Xaayan nag ku dégg séeréer. Man dama doon sëy docteur yàlla weddi ma fonk loolu santé hôpital bi ñu tudde ko suñu maam ja boroom reetaan ju rafet ja Mame Abdou Aziz Sy Dabakh ma dégg tur bi rek boobu El Hadj Malick Diop mi mooy maire Tivaouane mu woo ma ca France ni ma dafa am hôpital bu bees rek ma xam daal ni kooku moom sama affaire personnelle la ba tax na suñuy lal moo njëkk a dugg ci hôpital bi defuma politique xamuma kuy président Macky Sall xawma kenn li ma xam daal mooy Tivaouane comme yow ni nga mel rek te yow sax yaa ma raw parce que fas boo gis rocci ngeer moo ca raw yow moom kuy bëgg a fas course ak yow boo moytuwul dina xoox taxaw musuma gis lu mel nii ma jël samay lal ak samay déem ak samay Dakar indi ci hôpital bi commencé ma nekk ci àll bi rek doon dóor waar nekk immigré yàlla mi dara tëwul booy bëggal loo xam ndax des fois nga bëgg dara mu nattu la ci tey ñuy dox di dox ba ma ñëw doon présidente conseil d'administration hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh yàlla mi dara tëwul loolu dama koy wax parce que dafa am solo àddina da ngay dem ci benn jamono dootoo waxati da ngay takk keroog bi ñuy njëkk a def conseil d'administration mu tombeek le 14 septembre di bisu Mame Abdou ma ne lii de la muy jur kenn xamu ko président directrice du ma bàyyi ma wax lu dul dëgg ñu génn ci conseil d'administration muy taw ma ne leen lii de la muy jur du kii looloo indi lii suñu premier conseil d'administration man ma jiite ko 14 septembre jour décès Mame El Hadj Abdou Aziz Dabakh taf calculé wuñ ko dafa tombé yow nag je pense que li Pape Modou Gueye wax mënoon naa sax bañ a wax dara parce que dafa mel ni lii ñun ñi nga ko defal man de nga ko defal parce que nag hôpital bi gannaaw li ma nettali léegi ak li may bëgg a def ku ci dugal sa dërëm rek man nga ko defal ndax bu jaree ma jël budget bi ma état bi jox yépp pour def ko ci dama ko ciy def nga indi fi nag matériel boo xam ne nii moo tax moo xaayan ku dégg séeréer parce que bërki démb bi ñu jëlee 30 millions injecté ko pour jënd appareil yi benn lañ ci am benn kese lañ ci am yow nga indi ci lu mat fukk ak lu topp non content de ça nga boole ci ay petit matériel yoo xam ne nii li docteur Sakho wax kuy faj te sa blouse setul ka ngay faj sax yàlla bu ca doxee dem kuy faj te amoo lu lay saytu sa yaram nga gis caméra lan moo nekk ci sa biir yaram yàlla bu sa fit dem ba nga dem donc andi woo fi daray como may ñaan nag
ci barke ñooñu ma tudd léegi mooy maam Abdou Aziz Dabakh mi ñu tuddee hôpital bi balaa une semaine yàlla na nga gis ci sa bopp loo xam ne ni di nga ni am na lu ma def loo xam ne ni waral te noonu lay demee ndax doom ju set laa te yéene naa la jàmm boo gisee nag ma yéene la jàmm yaa ma ko yéene ndax xale bu yaroo ma ci tàngal yey sa gune ngaay nag ñu bëri xamuñu lan la mooy gune ngaay mbiskit la waaw gune ngaay mooy mbiskit waaw nga teg ma sama place di diisoog man yaru ndax jigéen moom boo yaroo rek mën a ànd ak moom ndax ñun suñuy ñale ju ñun ñëpp ñoo ko am nuyu ku nekk ci turam ak santam di jiital suñu nuyoo bi le maire de la ville de Tivaouane muy mon frère Mamadou Diagne Sy Mbengue di nuyu le maire El Hadji Malick Diop di nuyu honorable député Cheikh Tidiane Diouf di nuyu honorable député Sokhna Astou Sall di nuyu mon frère Yélamine Goumbala di nuyu ñi nga xam ni tey ñoo jóge Mboro ñu pour ñoo fekkee bis bi te ki leen jiite di Ami Top ñi responsable des femmes à Mboro ànd ak ñoom Mbaye Guilé ak Lamine Diakhaté maa ngi nuyu waa centre de santé Kër Massamba Sall bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo docteur Camara di vraiment kontaan si li nga xam ne accueil bi nga xam ne réservé nañu ko ñu ngi lay sant bu baax a baax docteur di la encouragé di la féliciter vraiment si engagement bi la jël si centre de santé bi mooy poste de santé bi dafa am lu ñuy représenté si ñun centre de santé bi comme ni ma ko waxee ñun dañoo juddoo fii yàlla def ñu toog benn bis Mbaali Camara ñëw seet ma ak Astou Mbacké ni ma ko ñun dañu ay difficulté si biir maternité bi ma ñëwee mu wax ma li fi nekk problème bi njëkkoon am mooy am nañ ay problème toilette man ko loolu damay bàyyi ñëwal sama bis ma ñëw fi xool maternité wër ko et bi ma ñëwee vraiment sama yaram dafa daw ndax ni ma xoolee lal yi jigéen ñi tëdd jigéen ñi wérul yi xool aussi toilette yoo xam mënuñu si dem dama ñëw léegi ni ñu njëkk mooy réhabilité defaraat toilette yi buñ si jógee ñu carrelé maternité tey boo gisee matériel bi ñëw tey matériel bi mu fi egsee léegi ëpp na 8 mois mais dañ doon xaar beneen conteneur bii ñëw yi nga xam ne tey lal yi nga xam moom nekk si maternité lañ bëgg a génn lépp def si ay maternité yu moderne nga xam ne au moins ñi fi nekk di ñëw di accoucher dañu mën a nekk si jàmm ak salaam donc nga xam duñu mën a am benn maladie wala benn kii boo xam dina leen fi mën a dal donc loolu moo waral ñu ñëw tey ji def remise symbolique comme ni ñu ko waxee bëgguñu fi sa ay xumb mais je pense que li ñu doon bañ sax am na fi mais sant yàlla la ñuy wax mais ñi ngi wax daal waa maternité bi waa poste de waa centre de santé bi ñi ngi ak yéen parce que ñu ngi leen di déglu di leen taxawu aussi si lépp loo xam ne mën nañu ko apporter pour loo xam ne dina leen mën a mettre dans de bonnes conditions nga gis seen liggéey ñun pare nañ pour def ko donc loolu ñu ngi si tàll suñu loxo waa Tivaouane di tàll loxo le maire aussi moom aussi tamit loo si mën pour jàppale ñu rek boo ko def jàppale ñun ngoo ko defal donc loolu aussi ñu ngi la koy wax di ko wax waa Tivaouane yëpp nag di profiter si occasion bi comme ni ma ko waxee keroog si rajo bi tàllaat suñu loxo ñëpp parce que li ñu bëgg mooy politique de développement politique sociale li ñu bëgg mooy liy jëmale Tivaouane kanam li ñu bëgg mooy li jëmal département bi kanam li ñu bëgg mooy li jëmal Mboro kanam donc loolu ñu ngi tàllal suñu loxo képp kii doomu Tivaouane ka nga nekk opposition ka nga nekk pouvoir ka nga nekk forum civil société civile foofu mën nekk rek ñu ngi tàllal suñu loxo pour li jëmale Tivaouane kanam Tivaouane daal am na ay problème yoo xam ne tey suñu sañoon duñu jégaan dara feneen donc lu ñu sañoon lépp lu ñu bëgg bu dee si wàllu santé bu dee si wàllu sport lu ñu soxla rek dañ koy ñëw am ko fii doxal ko suñu bopp donc ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di leen baaluwaat ak ci taxawaay bi yàgg bi di sant ñëpp wasalaam